Sunugal 24.net, soyez le premier à informer. Sport, société, actualité, politique, culturelle, reportage, interview. L'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal 24.net. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci weer wu tedd wi di leen baalu ak di leen baal ak di ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala boo leen jéggal mboolem suñuy bàkkaar incha allahu taala ñu ngi fii ci Déni Malick Gueye nekk ci commune bu Diamniadio may wuyoo nag turu Alioune Ndiaye dëkk fii ci dëkk bi Déni Malick Gueye di mag ci ki nga xamee ne kii incha allahu taala moom la ñu fas yéene def ci moom ay témoignages mu doonoon ku nga xamee ne kii wax dëgg yàlla dundam gàtt na waaye am na solo muy suñu rak di Sandiaye Mbaye Sandiaye Mbaye dañu koy ñaanal yàlla d'abord nii mu ñu dëddoo yàlla na ñu dëddoo jàmm dañu koy ñaanal d'abord fa mu nekk yàlla na ko gënal fii mu jugee dañu koy ñaanal itamit yàlla na dee di noflaayam waaye yàlla na yàlla suñu borom yeggale yéeneem ci njabootam mottali bépp mébét bu mu amoon ci njabootam yàlla barkeel njabootam yàlla suñu borom subhaanahu wa taala defal ko lépp lu nga xamee ne bii amoon na bëgg-bëggay def ko ci njabootam yàlla sottal ko ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ñu naree wax ci Sandiaye wax dëgg yàlla dina jël temps wu émission bi yëpp wa ila temps de parole bi yëpp waaye dañuy tënk ne rek Sandiaye nit la woon boo xam ne kii lii doomi jullit di ndamoo li doomi jullit di tiitaroo li doomi jullit di jariñoo mooy jullite loolu mooy li nga xam ne moom lañ njëkk a wax moom lañ mën a njëkk a wax ci moom qualité bi nga xam moom lañ mën a njëkk a wax ci moom ku jullite la woon Sandiaye Mbaye ku jullite la woon ku baax la woon nit la woon ku nga xam ne kii ku amoon dal la ku amoon respect la ci doomi aadama ku bëggoon nit ñi la yàlla suñu borom moo dogal lii mu dogal ci moom mu teel ñoo dëddu teel a dëddu boobu nag dañuy ñaan yàlla na doon ngëneel ci moom doon ngëneel ci ñun ñi mu bàyyi gannaaw nit la woon ku nga xam ne ni yàlla na ko yàlla suñu borom teeroo ci àjjana firdawsiya doonoon na njariñ ci l'islam bi ndax doon na jëriñ l'islam doon jëriñ l'islam dañ ciy jël rek benn ci li nga xam ne bi mën nañ koo lim ndax liñ ci mën a wax bari na waaye dama ciy wax loo xam ne bii su ma ko waxee tey bu ñu duggoon ci biir dëkk bi laajte ko di ngeen dégg ñu ko confirmer. mbaax tegtal la boo xam ni jaami yàlla yëpp dañ ciy am ñu ne kon ci biir tegtal boobu war nañoo am koo xam ni moom itam war nañ ko bàyyi xel ci tegtal bi muy kenn ci jaami yàlla yoo xam ne yàlla mi ñu ko mayoon joxoon ko mbaax dénkoon ko ndax nit ki baaxul dañ koy dénk mbaax rek muy Sandiaye Mbaye xëy na ñun dinañu am tuuti lu ñu wax ci moom ndax lu mu gàtt ci mujj gi dundam am nañ lu ñu seq mu doon nitu teraanga doon koo xam ni tamit ay action religieuse di ay initiative religieuse jot na ko bàyyi mu doon sunna boo xam ne keneen ku ko defati ci dëkk ba mu dëkk rek moom daf ci am quota bu koy fekk ci biir bàmmeelam toog naa benn imam seede ne moom moo initié dëkk ba mu dëkk ñu defa def burd toog naa benn imam wax ne moom kat bokk na ci ñi nga xam ne loxoom daan na jëm ci biir jumaa ja loxoom daan na jëm ci biir jàkka ji rawatina ci jaami yàlla yi kon kooku ku ko boole ci bis boobu doo def lu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ci xadis ne ida maata bnu aadam qataa al kullu illa thalaas sadaqatun jaariya ilmun yuntafau bihi aw waladun saalihun yad'u lahu mu ne nit ki su génnee àddina léppam dana dog ba mu des téere bu mu fi bàyyi wala teen bu mu fi gas nit ñi di ci jariñu luñ ci jariñu mu jël ca wàllam wala lu baax loo xam ne sos na ko fi keneen ku cay sosu rek moom muy jot quota ci loolu wala tamit doom ju baax joo xam ne dana ko fi bàyyi mu di ko ñaanal. ko confirmer
duñu wax ne waxi magam la déedéet waaye di ngeen dégg ñu ko confirmer et en commençant par imam bi nga xam ne bii tey moom mooy imam ratib bu Déni Malick Gueye di imam Alioune Samb dañu toog fii ci jàkka ji ñuy def burdu bi nga xam ne moom la ñuy def chaque année ci Tivaouane imam Alioune Samb wax fii ci jàkka ji ne burdu bi ñuy def nii dafa am lu ko sabab ñu di ko defee fii ci biir jàkka ji ci Déni Malick Gueye et loolu boobu ko imam di wax booba Sandiaye mu ngi toog ci biir jàkka ji ci burdu bi mu wax ni lépp loo gis dafa am sabab lépp loo gis ci àddina dafa am sabab burdu bi ñu koy def fii ci biir jàkka ji fii ci dëkk bi ki ko sabab mooy Sandiaye Mbaye mii toog ndax moom moo sol dàllam ñëw ba ci man wax ma ni ma imam dama bëgg burdu bi ñu koy def ci Tivaouane dëkk yu bari ci biir réew mi di ko def ci seen jàkka ya man dama am yéene ci sa ndigal bu mënee nekk gannaaw jote ñu Tivaouane ñu di ko defee fii ci biir dëkk bi bés bu yàlla sàkk guddi gu jot ñu ñëw daje fi ci jàkka ji def fi burdu bi ba keroog tëjtali jot ñu àndandoo ñi mën a dem fekk ji tëjtali Tivaouane lii mooy sabab bi nga xamante ne bii moom jot na ko def ci dundam pour rek firndeel julite gi mu julite woon waaye bëgg gi mu bëggoon tarixa cheikh bëgg gi mu bëggoon Serigne Babacar Sy bëgg gi mu bëggoon Seydi El Hadji Malick Sy loolu benn la ci li nga xamante bi mun nañ ko def ci mu doon témoignage ci juliteem et bëri na luñ ci mën a wax ndax maa ngi ni taxaw wan gannaaw daara ji nga xamante ne bii fa lañu jàngale alquran daara ji gannaaw yàlla taxawaayam ci daara ji ba mu taxaw tey ba ñu mën fee jàngale alquran taxawaayam am na ci solo lool jëfam bari na ci lool def na ci ñaxam woo na ci ay nitam woo na ci ay àndandoom woo na ci ay am di jàmmam kenn ku ci nekk ku mu mën a jëflanteel ak yow ngir nga mën a ñëw tuur sa ñaq fii ci daara ji ba keroog yàlla dogal daara ji taxaw tey ba ñu ngi fii di fi jàngale et oustaz bi nga xam ne moo nekk fii di jàngale ci daara ji boo waxee mu ne la lépp lu nga xamante ne bii tey yàlla dogal na mu am fii ci daara ji ginnaaw yàlla Sandiaye Mbaye def na ci lu nga xamee ne bii gisuma ko ci def loolu nag dañ ko koy ñaanale yàlla na ko yàlla suñu borom fayalee àjjana firdawsi. ñu ngi am mbégte mu rëy pour waxtaane koo xamee ni ku rëy la ci ñun muy Sandiaye Mbaye ñu tudde ka maamam Sandiaye Mbaye muy sama wayjur wu góor Sandiaye nag day doom joo xamee ni doom ju baax la woon doom joo xamee ni ñàkk nañu ko parce que loolu dogalu yàlla la waaye mënuma gëm ni bala ma gëm ni dinañu amaat ku mel ni moom dama kaa gis muy lu métti nag doon lu métti pour noonu nu ñàkk ku baaxoon ku tabe ku mel ni xëy la mbaay nuy jooy parewu nu yàlla jëy Sandiaye nekkoon sunu yaakaar bari wuñu dans la famille ñu mel ni ñoom yàlla dimbali woon na ko mu jàng ba jàng jotee am ay ijaazaam dugg mairie Diamniadio nekk fa nekkin bu rafet mësul bokk ci corruption mësul nangu complot mësul nangu diil yi bu nit ñiy wax léppam daf ko teg ci yàlla teg ko ci yonent bi muy xale boo xamee ne daa juddu rek bëgg yàlla di ñaan yàlla aussi ginnaaw ñu ci weeru koor di ko ñaan ci barke weeru koor bi mu sëmbartal yërmande bu yaatu ci kawam donc di ñaan aussi yàlla def njaboot ji mu fi bàyyi yàlla teg ci moom loxo bu baax ba lépp lu mu namoon ci moom ci ñoom yàlla def ci lu raw njortoom donc daal ci mën naa ubbee noonu ginnaaw loolu aussi di rafetlu aussi initiative bi ngeen def parce que Sandiaye dëgg la ñu bari xamoon nañ ko am nay mbokk mais su amoon une première famille mu doon sa famille de sang am na une seconde famille mu doon sa famille professionnelle man personnellement xam naa ko bien avant que ñuy liggéeyandoo ensemble au niveau de la mairie parce que yàlla dafa àtte bi muy ñëw université du ma wax ne sama chambre la dal mais jàpp naa ne chambre bi mu njëkk a fréquenté université sama chambre la bi mu fa ñëwee du ma ko fàtte mukk
mu ñëw gaaral ma ni étudiant la dañ ko orienté au niveau de la FASEG, faculté des sciences économiques et de gestion. léegi nag comme que xamoon na ne man maa ngi doon yëngatu ci wàllu rassemblement des élèves étudiants de Diamniadio, mu bëggoon a ñëw ci man pour ma mën ko orienter par rapport ak ses premiers pas au niveau de l'université. loolu dafa mel ne yàlla mooy dogal lu ko neex. ñu demaat également ba ma commencé liggéey ci mairie bi moom it yàlla dogal mu am poste au niveau de la mairie muy poste de comptabilité mu doon poste bu bees boo xam ne dañ ko doon doo ko créé. yàlla dogal bi mu ñëwee également du ma ko fàtte mukk c'est vrai que ñëw na sama bureau présenté wu mais bu mu paree ci loolu daanaka ci ngoon gi dafa ànd ak Adama Mouhamed Mbaye fekk ma sama kër. biñ ñëwee aussi moom ak Adama ñu waxtaan ak man waxtaan wu yaatu mu gaaral ma ni dafa am aussi yaakaar ci man lool par rapport ak liggéey bi nga xam ne moom lañ ko dénk ngir lépp loo xam ne daf ko ciy def loo xam ne jàpp naa ne man mën naa ko ci wala xam naa ko ci moo mën ko ci dollil bu ko defee liggéeyam gën a jàppandi. donc loolu déjà dafay firndeel ne quelque part maak moom suñuy yoon jaxasoo na ñaari yoon bi ci njëkk mooy bañ dajee université ba ca topp mooy li ma la wax sànq mooy au niveau de la mairie de Diamniadio. waa Diamniadio yëpp lay nuyu du ma nuyu dee di ma liggéey rek mais salut la commune de Diamniadio ndax événement bi ñu jëm ki ñu koy defal muy Sandiaye Mbaye doomu Diamniadio yëpp la woon bien que mi ngi dëkk Déni Malick Guèye ay waajuram dëkk foofa mu juddoo fa yaroo fa jànge Déni Malick Guèye Diamniadio Université de Dakar nekkoon xale bu baax bu yaru boo xam ne biñ ko indee muy liggéey ci commune Diamniadio yore service comptabilité téye woon na ko ci loxo yu rafet def ci lépp loo xam ne li moo ko ci waroon amoon relation yu rafet ak ñëpp aussi bien ses supérieurs hiérarchiques en commençant par le maire, le conseil municipal, le secrétaire municipal et ses collaborateurs yi nga xam ne ñoo bokkoon di nekk di liggéey nekkin bu rafet la woon mu fonkoon liggéeyam bu baax a baax fonkoon hiérarchie lépp luñ ko mosoon a jox également mu góorgóorlu ci bu baax a baax ba nga xam ne bii wax dëgg yàlla li ñuy regretter kay mooy li ñu ko ñàkk waaye buñ sañoon ànd ak moom lu yaatoo yaatu ndax ànd bi njëriñ li ci commune Diamniadio la woon ci njëriñ li ci équipe municipale bi la woon. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi tudd Pape Sall nekk agent municipal à la mairie de Diamniadio dëkk Thierry donc man moom xam naa du ma yàgg ci wax bi donc xanaa di feddali sama kóllëre ak sama grand frère je dirais avant que muy nekk sama collègue de travail donc kooku moom defe naa ne amuma lu rëy lu nit ñi wax loo xam ne ni war naa ko mën a wax tellement qu'il était proche de moi donc bokk na si ñi xam ne ni tey ñoo ma tette ba tey sama liggéey bi ma nekk ma man si exceller ba man si persévérer donc moo guidé sama premier pas fii au niveau de la mairie donc doonoon na ko sori ci man ba tax na wax si moom sax daf may tiis trop parce que tellement voilà apport bi ma amoon si man dans le travail si taxawaayu grand frère donc am na loo xam ne nii aussi yokk na ko ci man en tant que adolescent. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp man maa ngi tudd Bator Ndiaye di liggéey ci mairie bi nekk agent mairie bi en même temps nekkoon assistante Sandiaye bon Sandiaye nag li ma mën a wax ci moom baaxi na baaxiwul parce que on a tellement partagé que li ma war a wax du lépp sax la ñu mën a génne du lépp lañ mën a wax damay xam ne maa ngi ñëw ci maire bi en 2015 nekkoon bureau Arona di fa liggéey ba yàlla dogal ne ma jóge fi dem ARD di fa liggéey Sandiaye moo ma jël si waat ñëw teg ma si wetam baat bi ma njëkk a wax wala baat bi mu njëkk a wax Abdou Ndiaye mi nga xam ne moo nekkoon suñu patron ñun ñëpp
dane ko woon j'ai confiance en elle donc kii mooy toog sama bureau kii mooy nekk sama assistante franchement ñu nekk di liggéey 2016 ba 2018 mu jàppee ma comme ça sa propre sœur di ma tette di ma gunge ba lu ma mës a nakariwaan sax da koy nakari moom biñ fi nekkee moom moo doon nekk benn genre bouclier sama kanam lépp luy nakar lu ma war a dal sax day préféré moom mu dal ci kawam dama mën naa wax ne sama xarit la woon aussi parce que lu ko nakariwaan ci àddinaam dafay ñëw wax ma ko on partageait tellement de choses man aussi sama vie privée lépp laa ko doon wax moom pareil dañ daan dem ba benn instant sax dañu doon wax naan yéen ñaar am na leneen lu xew suñu diggante mais yàlla xam ne c'était juste un frère c'était mon frère. demoon naa ba ay jamono yoo xam ne sama kër xatoon na torop metti woon na torop jafe woon na lool il était là dafa taxawoon il était présent féete woon na ma foo xam ne sama ki ma bokkal nday ak baay sax musuñ ma faa féete te ci weeru koor laa nekk te li may wax dama ci yàlla rek laa ciy xool. te jëmm ju baax moo tax ñuy wax tey waaye en même temps représenté maire El Hadj Mamadou Moulaye Guèye maire de commune de Diamniadio rak ci dolli ki nga may laaj xam naa ko sawar naa ko wax jikkam ndax jikku yonante bi la rangoo mooy kan mooy Sandiaye Mbaye li jiitu mooy xale la ñu amoon ci moom yaakaar lool waaye yàlla kenn mënu xëccu ak moom di ko ñaanal yàlla fu mu tëdd yàlla na ko yàlla yërëm foofu xaare ko aljanna ak mboolem aji jiitu yi ñuy jiitu yépp man mi di wax yéen nag maa tudd Amadou Abbas Diallo dëkk Sébi Ponti nekk papa ci Sandiaye Mbaye nekk nijaay ci Sandiaye Mbaye ndax Birama Mbaye baayam Aram Mbaye mooy yaayam dégg nga kon nag santaat yàlla bu ngeen ma laajee Sandiaye Mbaye xale bu yaru la ku am diini la ku bëggoon liggéeyam la ku amoon ambition yi la ku set it ku sell la ku respecté doomu aadama la ku bëgg lu rafet bëgg jàmm ku nangul liggéey it ku amoon cër ci ñëpp kon nag boo ma laajee Sandiaye Mbaye mën naa la wax Sandiaye Mbaye mu ngi dëkk Déni Malick Guèye juddoo Déni Malick Guèye jàngee Déni Malick Guèye ba dem université ba am master am lépp li doomu aadama di am ci diplôme ci wàllu njàng am na ko taxul mu fuuy yaru na waxtu du ko bàyyi man mii di wax ak yow toll na jamono joo xam ne ndax taalibe Cheikh la may taalibe Cheikh lépp lu mu ci amoon sax ci ay même mbax na yu rafet sax dama koy sóoraale jox ma ko kon xale boobu nii rek la mënoon demee ni ñu xamal la daal yéen ñi ko mën di wax mën nañ wax fii ba l'an 2020 duñ jeexal ci ku Sandiaye Mbaye baax na yaru na am na jàmm ci ñëpp fi mu doon nekk moo nekkoon suñu chef comptable bu mu demee it yëg nañ demam wax dëgg yàlla xale bu yaru wala ko gaawoon it ci personnel bi lépp loo xam ne soxloon nañ ci dañ ci taxaw duñu tardel suñ dara moom mi sax yenn saa day jël xaalis boppam sax di ko jox nit bëgg nit am problème Sandiaye Mbaye nekk fii ci mairie bi di liggéey guddi ak bëccëg li ñuy wax jàmbaar daan na ci xare bi moom mooy jàmbaar bu daan na ci biir xare bi ndax jéem nañ ko sooy fu nu yóbbu nañ ko fa ndax njariñam xam nga doomu aadama buñ ko jooyee rek du rafetaay du judd du xaalis déedéet jikko ju rafet ji njariñam moo tax ñu ko doon jooy moo tax Sandiaye Mbaye góor ak jigéen commune Diamniadio yëpp ko jooy ñi ko xamoon jooy nañ ko ñi ko déggoon jooy nañ ñu mu doon liggéey collaborateurs yi mu doon liggéey ba au niveau de département ci wàllu trésor ak yeneen marché yi ñu doon indi fii pour liggéey ñëpp jooy nañ ko ñu xam ne nag yéen ñi nga xam ne yéen laaj ci Sandiaye Mbaye bu ngeen ñëw fii ci mairie bi même mairie yi sax ñu doon wax mën nañu wax ci baaxay Sandiaye Mbaye boo duggee biram da nga gis kurus Sandiaye Mbaye boo duggee biram da nga gis sijaade Sandiaye Mbaye boo duggee biram di nga gis satal Sandiaye Mbaye su waxtu jotee dina jàpp dina julli dina maye te loxo ndey jëram bi jox cam bu ko dee joxe camuñ bi du ko yëg defal na ma teraanga defal ñu bëri teraanga defal ay waajuram yëpp teraanga. suñu nekkin nag moom au niveau de la mairie de Diamniadio nag nekkin bu baax la nekkin bu rafet la nekkinu entre deux collègues de service yoo xam ne véritablement bari na ay dossiers yoo xam ne dañ ci doon ànd di ko liggéeyandoo ensemble li ko waral mooy moom dafa féete ci côté comptabilité mën ma féete ci côté service technique donc ku xam réellement ñaari services yooyu da ngay gis ne c'est deux services complémentaires donc lépp loo xam ne dañ ko mbëbët waa Diamniadio mbëbët ko bëgg koo def maanaam ci wàllu nan lañ koy defee ci wàllu koom ci wàllu koppar ci moom lay jóge waaye bu ñu demee ba koy def den ñoo koy topp di ko xayma di ko saytu
man la donc dafay mel ne ñaari service la yoo xam ne service yu complémentaire la donc dans le cadre de ce travail là également jot nañ ci collaborer ci collaboration yu rafet a rafet parce que même booy xool ci cellule de passation des marchés man maa nekkoon à un moment donné le président moom mu doon le coordonnateur donc loolu dafay signifier beaucoup de choses pourquoi parce que cellule de passation des marchés mooy élaborer le plan annuel de passation des marchés donc déjà kon sooy xool ñun ñoo ngi nekk en amont et en aval de tous les projets de la collectivité donc Sa Ndiaye aussi su may wax ci moom damay jëlaale aussi benn dimension ndaw la woon xale la woon mais xale bu gëm yàlla la woon. ci kaw loolu aussi maa ngi fàttaliku ay conseils yu baax yu ma doon jox dès le premier jour bi ma ñëwee je me rappelle un lundi donc maa ngi doon waaj a wàcc pareille heure à 16h woo ma ci bureau conseiller ma voilà wax ma lu bari ci wàllu liggéey ak voilà les difficultés qu'on pourrait rencontrer dans le travail ba tax na ne moom aussi dolli na tax tey sama liggéey mettiwul parce que tey bi ma njëkkee ñëw moom wax fi ngay taxaw ak fi ngay def ak naan ma lépp lu mën a am ci àdduna aussi yàlla suñu borom moo ko def lépp lu mën a am ci àdduna aussi yàlla suñu borom moo ko def wax boobu doon na lu ma marqué ci moom. xol li ma mën a wax ci Sa Ndiaye daal baaxi na franchement mënuñoo génnee lépp li may def mooy lu dul dama koy ñaanal yàlla rek fa mu nekk gënal ko fii foofu te xam naa ne mi ngi àjjana di dox di àggali ndawam ndax Sa Ndiaye musta ji nit lu bon musoo ko fekk sax muy wax ci nit wax ju ñaaw musta am des fois dañ daan nekk bureau sax may wax mer péta moom moo may defal batoor du nii defel nii donc kooku ñaanal ko yàlla rek laa ko mën a defal yàlla xare ko aljana même ci liggéey bi sax dañ daan toog tout le temps dañ daan wax mu naan ma nul n'est indispensable ma ne ko gay yow bureau bi bis boo fi jógee ma ne ko gisuma keneen ku la mën a remplacer mu ne ma bis dina ñëw nag pourtant ma jóge fi donc nul n'est indispensable dernier jour bi ñuy mujjee waxtaan bi muy mujj ci maire bi jour bi ñuy mujjee waxtaan dafa jóg génn bureau bi ba mu neex ko mu wàññeeku waat ñëwaat na ma damay faju ju rek waaye maa ngi ñëwaat te su ma ñëwaatee lépp dinañ ko éclaircir lu baat boobu la mu mujjee wax te baat boobu laay mujjee retenir lenn rek moo ma metti sama àddina mooy que lim ma ji yëpp bés du ñëw ba ma fay ko loolu dong moo ma metti ndax même sama papa bi ma nekkal sax Sa Ndiaye ni mu amee woon ci man confiance sama papa bi ma su ko jur sax mosuma amul woon noonu ci man confiance ci liggéey bi donc moom daf ma taxaw teg ma ci ay épaulam tette ma wan ma yoon bi. nit da nga koy seedal loo gis mais Sa Ndiaye toog naa ba taay gis ko mu romb ma ak satala dem jàpp ba set taxawal julli juma également ñaare bu ñu àndul woon mu jiitu ma mbaa ma jiitu ko juma donc loolu aussi mu doonoon loo xam ne lu ma seetlu woon ci moom mais également ma seetlu woon ci ne également ku jokk woon la ci kër waa Seydi El Hadj Malick Sy pourquoi parce que sëriñam defe naa moom mooy sëriñ l'autre là waaw doomu sëñ Mansour moom mooy kii def politique rek Mansour Sy Djamil moom moo nekk sëriñam donc loolu yëpp aussi dafay firndeel lu bari quoi parce que bu fekkee ne nit day am ay idole ñenn ñi dañu am idole Bob Marley ñenn ñi am idole Michael Jackson moom mu jël sëñ Mansour Sy Djamil mu ne moom mooy idolam loolu c'est assez significatif loolu am na lu bari lu muy firndeel ci personnalité nit ki quoi donc mu doon koo xam ne ni également bon ku fonkoon njabootam la waaw ku fonkoon njabootam la parce que yàlla dogal na defe naa ne dernier voyage bi mu def à l'étranger maa ngi moom ñoo ci àndoon en France donc ma daan gis aussi nu mu daan doxalee ngoon gu jot dama daan gis mu jël téléphone am wooye waa këram nemmeeku leen xool ci lu ñu nekk et tout donc loolu yëpp dafa doon loo xam ne nii vraiment ay témoignages la yoo xam ne man yu ma fekkee la mu doon yoo xam ne ni yu baax la du point de vue aussi travail c'était quelqu'un de très compétent li ma mën a wax mooy Diamniadio ñàkk na un comptable très compétent parce que Sa Ndiaye moom compétence am moom wax dëgg yàlla nekkul loolu nit di laam-laamee bari na sax ñoo xam ne jiitu nañ ko ci métier bi demoon na ba ay jamono man jàpp naa ne mënoon na leen jàngal mbirum comptabilité donc mu doon loo xam ne ni vraiment ça signifie beaucoup de choses très sincèrement su ma mënoon a wax lu romb loolu ma wax ko mais li ma leen mën a gaaral daal te biral leen ko su mu wérte wër
mooy Sa Ndiaye nit ku baax la yàlla na ko yàlla xaare àjjana donc te yàlla aussi yeesal yërmande ci kawam quoi. yéen aussi yéen ñi am initiative bi tuddee ko maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di ñaan également yàlla lépp loo xam ne dañ ko ci séntu ngeen am ci lu ko weesu. fi mu jëm gënal ko fi mu jugee yàlla mu xaaree ko aljana firdawsi tellement am je suis ému et voilà maa ngi koy ñaanal yàlla suñu borom mu xaaree ko aljana firdawsi. yàlla suñu borom dogal loolu nga xam ne doon ko jëf ci diine doon ko jëf ci alquran doon ko jëf ci tarixa Cheikh Ahmed Tidiane Chérif bii nii yàlla na ko yàlla suñu borom defal mu doon ràmm ci moom ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. képp ku mu seqaloon jàmm defal na la teraanga li ci des nag mooy yàlla moom bu bëggee nga bëgg ñun ñi doomu aadama dañuy ñàkk la ñuy jooy daal ci Sa Ndiaye mooy teel a réer bi mais à part ça wax dëgg la ñu ngi koy sant maire gërëm na ko madame la maire gërëm na ko. waa mairie bi gërëm nañ ko wala mbaayeen gërëm nañ ko li commencé ci papam Pambaay ak Adam Mbaye ak ñoom Racine seen nijaay yëpp gërëm nañ Sa Ndiaye Mbaye di ko ñaanal yàlla fi mu tëdd yàlla na suuf oyof ci kayam yàlla may ko aljanna fil dawsi li ci des nag mooy yéen ñi nga xam ne yéen dox di laajte yéen it ñu ngi leen di sant ndax doomu aadama lii moo baax wane lu baax nit ñi wax ci nit kii lu baax ba ñëpp xam ne Sénégal lu bon amu fii lu baax rek moo fi am te nañuy wane lu baax nag man lii laa ci sawar même bu ma xamoon lu bon man mënumaa wax lu bon ndax sekku mag ñu bon te Sénégal yi dama bëgg nit ñi nañu dem seet comme ni ngeen def nii yéen ñi ay journalistes yi wala yéen ay yi def festival rafet na ngeen dem xool nit ñu baax ñi daan liggéey pour ëllëg génération bi nga xam ne ñii kat am na ñu commencé woon lii ñëw ba fii kon ñoom it nii la ñu war a def man dimbali la moo gën man duma la jibi man li ma leen di wax daal mooy li ma leen di xamal li ngeen ma woo ci liggéey ngeen moo ndax yow fekk nga ma foo xam ne vraiment Sa Ndiaye Mbaye donc moo tax ma bàyyi liggéey boo ñëw toog wax yéen pour ngeen maa introsé ndax dama ciy sawar sama doom la sama jarbaat la sama xarit la sama mbokk jullit la sama mbokk taalibe la sama mbokk liggéeykat la boo xam ne ñoo bokk commune Diamniadio ñoo bokk ci mairie bi kon nag donc ma xamal leen Sa Ndiaye moom daal ni ma koy mën di wax meew la wala ma ne soow la soow buñ suukaral la da nga yëngal naan rek waaye kenn du ko tuur lii nag lii rek la mënoon demee su demutoon nii da nga gis leneen loo xam ne vraiment ñun ñu ngi koy sant bu baax a baax xale bu baax la te su ma sañoon nit muy personnel bi wala muy commune Diamniadio ñu xool ci Sa Ndiaye Mbaye ci li mu doon liggéey ni mu daan doxalee ak mën a rendre service nit ak respecter seefam ku am cër la ci kilifa ku am cërit ci waa juram la ku am cërit ci waa këram la soxnam doomam gisuma Sa Ndiaye fu muy dox taxawaal wax dëggal la gisuma ko sekk nañ lu ne ci àdduna mais musuma gis Sa Ndiaye phrase wala wax na du noonu wala lam ñam génn ci saag déedéet dina baax rek sooba yàlla man mi dund nag man ba mu génne Baye Amadou Abbas rek la may wax kon nag maa ngi koy ñaanal ci barke allahumma salli ala sayyidina muhammadin il fatih lima ulika wal xaati lima sabaqa naasi bil haq wala adi ila siratika al mustaqim wala ali haq qadri wa miqdar azim ndax loolu la bëggoon salatul fatih la bëggoon Cheikh Ahmadou Tidiane la gëmoon wasilam di Serigne Mansour Jamil wasilam di El Hadj Malick Sy radiallahu taala anhu kon su ñëwaatee fii loolu am tey rafet na jekk na bala maa jeexal wax ma jàngal ko salatul fatiha ndax ku baax la ku bëggoon salatul fatiha ko respecté woon xadara Cheikh na Ahmad Tidiane surtout xadara juma loolu def na yàlla dogal it bañ koy denc ji xadara juma lañ ko defal juma ji yëpp di réer foofu ci déeni Malick gi fekk naa ko toogaat naa ci malaan ma jëf bi kon nag man lii tey dama ciy kontaan di ko ñaanal yàlla li ngeen di def nii yal leen ko yàgg def ci barke allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim loolu laa amoon ci li mu waroon témoin yaayam nag Fa Ndiaye gërëm na ko ñaanal na ko yàlla yaayam Fama Sey yaayam Awa Jara ñoom ñëpp seen doom la ñu ñàkk ko surtout monsieur le maire nag Sa Ndiaye bu mu demee ba léegi toujours image Sa Ndiaye day ñëwaat ci moom mu taxaw mu ne cey xale bi li ma ci métti rek dafa teel a dem loolu rek kon nag moom it maire a ngi koy ñaanal yàlla di ñaan yàlla doom yi mu bàyyi yàlla na ci yàlla teg loxo barkeel leen moo ko soxnam ji mu bàyyi fii ak mboolem njabootu wàllu meenam wàllu deretam ci barke allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Sa Ndiaye fowul xamul fo yàlla jaral ko lu ne tarixa Seydina Cheikh jaral ko lu ne xadara Cheikh Al Hadj Malick bi jaral ko lu ne lépp mu jox ko El Hadj Malick sëñ Babacar ak seen njaboot doon jullit ak xan doon taalibe Cheikh ak xan di dox ci wax ci dund ci dee ci
li ma gën a neex ci moom li ma gën a yaakaar ci moom mooy ba ko yàlla téyee ba mu feebar ba ma ñëwee waxtaan moom daf ni ma ndijaay lii yàlla rekk la yàlla ma téye ma ne ko loolu mooy gëm yàlla dëgg ba mu ko waxee dama tàccu ma ne ko jaajëfa doom ba àddina du la jay wala seytaane du la man ba lii nga jox ko keneen ku dul yàlla ma ne ko iman dëgg nga def ma ne ko yàlla mi tax nga def ko nag yàlla na la yàlla téyel boppam mbaay yàlla boo gis dara la jaaxal ma ñibbisi ca fajar ñu woo ma ne ma Sa Ndiaye dem na ma ne loolu moo gën yàlla lu mu def xam na lu tax mu def ko El Hadj Omar Foutiyou Tall mu baax ma dadaa wax ni yàlla lu mu def rafet na waaye Sa Ndiaye xamul ndaw jaarul ci ndaw daa judd rek doon mag yor comportement mag léppam mu jox ko yàlla mairie bii mu nekk liggéey bu rafet rek la fa nekk way rek ku ne way na ko fa maire jooy na parce que xam na ni Sa Ndiaye mi dem dootu am Sa Ndiaye waaye Sa Ndiaye yàlla nu ko joxoon yàlla ko jël waaye nag yàggu fi de waaye def na fi loo xamee ne nit def na fi 90 ans taamu ko keroog ba ñu ko tëralee ba ma ñëwee tiim ko dama ne xale ngi ni waaye kii du xele mag la parce que jëfinu mag rek la jëf ne naa ko yow mii père mu ne waaw ma ne ko yow li tubaab naa discrétion et efficacité mooy yow. yàlla dëddoo nañu ndaw du ñu jóge ci di ko ñaanal du ñu jóg ti di ko ñaanal ni mu ñu dëddoo métti na métti bu nga xamee ne bii wax dëgg yàlla bu am na ku ma ni Déni maa liggéey ku nekk ci ñi fi dëkk bu sañoon Sa Ndiaye Mbaye toog moom mu dem loolu nag wax la ju nga xamee ne bii wax ju rëy la wax dëgg yàlla dañu koy ñaanal yàlla di ñaanal yàlla mbooleem neewu jullit yi mu fekk ji yëpp yàlla suñu borom xaral aljana yàlla def ci ñoom dee di noflaay yàlla woyofal suuf ci seen kaw yàlla teeroo leen si aljana firdawsiya mu ngi noonu doonoon ay kàddu yi nga xamee ne bii mënoon nañ cee wax leneen ak leneen ndax dundam gàtt na waaye bari na njëriñ. kon dañu leen sant gërëm leen yéen ñi xalaat defal ko benn hommage war a nekk le 25 mai loolu defe naa ne ñëpp war nañ ci dugal seen loxo mu nekk organisation bu mucc ayib ndax ki ñu koy defal jar na ko en tout cas ñun daal ñu ngi koy mettilu ci demam di ko jaalewaat sa famille di ko jaalewaat waa commune Diamniadio di ko jaale monsieur le maire de la commune di ñaan yàlla mu teg loxo ci njaboot gi mu fi bàyyi aar leen ba dara bañ a ñaaw gannaaw en tout cas ni fi nekkoon daal rafetlu nañ ko baax a baax moo tax duñ mën a wax ci moom lu bari ndax perte bi dafa diis lool kon daal loolu lañ ci bëggoon sant comme kàddu di ko ñaanal yàlla fa mu nekk gënal ko fi mu jóge ku nekk di nga jëflanteeg moom te ci suuf rek ngay jëflanteeg moom booy joxe sax ki taxaw ci sa wet du yëg ni yaa ngi joxe kookoy Sa Ndiaye te ku mu jox boo duggee sa néeg boo nee nii ba gis la mu la jox nga jàmpooj kon ku mel noonu ku ko ñàkk nga lu rëy képp kuy famille am xam na ni ki mu ñàkk dootu ko am waaye nag nu doy loo yàlla parce que yàlla nag mooy joxe te yàlla mooy jël li ma ci gën a neex nag mooy ngeen jël guddi gu toll ni guddi Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaglele ko Sa Ndiaye bi maanaam da ngeen a jël Sa Ndiaye uufal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te wallahi xal war naa mën a nangu ni Sa Ndiaye fa mu ne yàlla rek a xam de waaye am na nu yaakaar ni yonent bi uuf na ko sallallahu alayhi wa sallam parce que moom rek la bëggoon moo taxoon mu tànn diine l'islam muy léppam Sa Ndiaye musul tux Sa Ndiaye musul naan Sa Ndiaye musul doxaan Omar Gueye ne na ma gorom
nee na ma Sanjaay bu ma saa ñëw kër ga di seet si soxnaam si di ko labat nee na bu ñëwee day toog ca koñ ba rek nee na ma Adama moo daa animé waaye moom Sanjaay fa mu toog rek lay toog ni pat moo tax ma ne Sanjaay musul doxaan kon Sanjaay bu nu koy nattable di jéem a ut lu nu koy méngale danu naa Sanjaay dereti mag walla yàpp mag wu yàlla def ci xale la léppam xale la léppam responsabilité la léppam yiw la léppam taxawaay la léppam yàlla ak yonente bi la ak Seydina Cheikh léppam Cheikh Al Hadj Malick ak njabootam la kon Sanjaay wàcc na ba ma ñëwee tiim ko dama nga jël sama loxo raay ci bopp bi ma ni ko dénk naa la yàlla waaye Mbaye li ngay doon ndaw wàcc nga ma ni ko fii déen gii ñëpp la woy ñëpp la jooy mairie bale mu nekkoon ñëpp a ko fa woy ñëpp a ko fa jooy ñi mu bokkal promotion bokk ak ñoom université bokk ak ñoom centre de formation yi ku ci nekk way nga ko te ku ci ñëw da ngay jooy yéeyu ni ñàkk naa ku ma dootul am kon kooku mooy Sanjaay ma di ko ñaanal yàlla bu cat jiitu ci moom fa mu tëdd yàlla na ko gënal fuuf fi mu jóge ma di ko jaal nag famille bépp képp kuy Mbaay képp kuy Géy képp kuy Seen képp kuy Mbay képp kuy Sekk ñu ngi la koy jaay xam ni ñàkk nanu waaye nag yàllaa ngi fi te yàlla du fi jóg te yàlla mi nu ko joxoon jël ko gëm naa ni yàlla dina nu jox keneen koo xamee ni bu ko dabulit dina ko mën a remplacer mu doon sunu sakk mu doon sunu njariñ bi jaahi saydi lu jot sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. waaye bëri na njëriñ dundam gàtt na waaye bëri na njëriñ ñu koy ñaanal yàlla di ñaanal jullit yàlla yëpp di leen ñaanal yéen itamit ñi nga xam ne bi yéen a initié lii mu doon lu nga xam ne wax dëgg yàlla tamit mbir mu rëy la wax dëgg yàlla mbir mu rëy la jëf ju rëy la yal na leen yàlla suñu borom fayal boppam yàlla taxawu leen yàlla teral leen waaye yàlla barkeel leen lépp lu ngeen ci jublu lu ngeen ci def yàlla na ko yàlla suñu borom def yiw defal leen ko barke dafa ko gudd fan ak wér gu yaram incha allahu taala loolu mooy kaddu yi nga xam ne bii moom lañ ci bëggoon a andi mu doon ay seede doon itamit ay kaddu yoo xamante ne rafetlu jëf ji la ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla di ñaan yàlla jàmm ci dëkk bi di ko ñaan ci gox bi di ko ñaan ci réew mi di ko ñaan ci àddina bi yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. kon ñaar yii ñu mujj yi njëkk a lim suñ ko ci nattee kon dañ ko ciy jàpp kon nag dafay mel ni li olof wax ni kon delloo nañu mbattu ca ndaala dafa mel ni loolu lay tënk ba tey kon mu doon loo xam ni bis la boo xam ni ku ko dégg sax te yëgaluñ la ko sax war ngaa góorgóorlu dem ca ndax boo fa demee sa njëriñ la te njëriñ loo xam ni nag ka ko sos wóor na ko ni mënul tere ñeneen jëriñu ci war nañoo xam ni yàllaa tax Sénégal nag loo fi tàmbali ñenn ñi danañ ko gisee ci ne diw day ngistal wala daa bëgg ku ko gis waaye comme yàlla wax ni na ngeen fésal mbaax ba ñëpp di ko gis loolu wala tastawi alxasanatu wala sayyiatu idfa billati hiya ahsan yàlla nee na ngeen xam ni lu baax lay doon faaw waaye safaan ba tamit safaan lay doon faaw te loo xam ni ku ca wuy ji sa bopp nga wuy ji ndax la cay dund la nga fay def ci temps ak la nga fay def ci alal moo xam da nga ko participer ci dimbali ko ci ay chaise wala dimbali ko ci sonorisation wala éclairage yooyu yëpp day doon yoo xam ne lu ñu lay dollil yow la ci sa dund war nga xam ne nag kooku ki woote daf ne kaal mbaax a ngi nii ñëw leen ñu séddoo ki la ni ñëwal ñu séddoo nag war ngaa na xam ne wootewul pour boppam waaye dafa woote ngir ñëpp ñëw séddoo ko ñu jaare ci loolu tamit ñaanal yàlla ñi nga xam ne ñooy waa Sunugal 24 chiffre 24 ci ñi xam calcul exotérique dafa nekk chiffre boo xam ne day dugg ci laa ilaha illallah muhammadu rasulullah loolu mooy 24 day duggaat ci 24 heures yi nga xam ni moo tënk dund doomu aadama bi 24 itam day duggaat ci li nga xam ni ulul azmi minar rusuli te mooy ñaar fukki yonent yi ak juróom ñu ne nag boo génnee yonent bi sallallahu alayhi wasallam day nekk ñaar fukki yonent ak ñeent yi nga xam ne ñoo baliser terrain bi ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw nekk koo xam ne tey mooy le sceau des prophètes kon ñoom bu ñu nee Sunugal 24
man su ma ko doon déchiffrer tey waxuma la sax 24 mais day duggee 1124 ndax boo jëlee sunu gaal nga teg ci 24 sunu gaal 1100 la lay jox 24 bi ñëw muy 1124 yooyu da lay dikkee ci baatu azimu ak samadu yi nga xam ni ñëw tënk doomu aadama bi ci lépp luy leer ñu dundal ko dund ruux goo xam ne dañu la koy may yàlla na yàlla def jàmm ak sutura ñu ngi kontaan lool di ñaan yàlla mu taxawuñu asalaamaaleykum wa rahmatullah haza wa billahi tawfiq asalaamaaleykum wa rahmatullah. Sunugal24.net, soyez le premier à informer. Sport, société, actualité, politique, culturelle, reportage, interview. L'information à sa juste valeur. C'est ici même, Sunugal24.net.